bu jekkoo lenn ci sa njaboot fekk nekkut ak xelam war na cee mën a àgg donc mooy vigilance rek bàyyi xel bu baax a baax. ay tonton di la woowee ma chérie di la teg nii yëpp wóorul. man yooyu donc yéen ñi sax du fiir. man de baax bu ñëwee sama kër sax ma xool ma koy surveiller. amul tax kenn jart wóol nga sa loxo bii bu daggee bii rek da fekk nga wóolu woon ko. am na ñoo xam ne li ñu lay wax ak li ñuy def bokkul. amartukaal xayra laakin ma tamartu bihi di koy sondeel lañ yor dañuy leeral li ñuy lakk seen bopp. oustaz bañ ko fekkee muy waaraata ba doyal weeru koor jot ñu fekk ko jigéen ña jaaxaan ci wetam mu teg sàngaraam ñu ne ko oustaz lii la mu ne man que li téere yi doon wax laa leen doon nettali man lii laay def laajulee man li may def man def lii laay def kon mbir mi bul wóolu kenn bu njëkk ba nag da nga naan wax naan jigéen ñi ñoo agressé nit ñi ndax dañoo tóojal seen i ween ndax mango bu ñu xolli ak bu ñu xolliwul weññi mango bi ñu xolli la ñu gën a topp waaye léegi nag dañuy dem bay wengal ay kuus liir ki nekk liir ñu wengal kuusam dugal seen baaraam ya dem ba temps passé benn xale dañ kaa yóbbu hôpital fekk na biir bi day metti xale la mi ngi toll ci nàmp bi ñu xoolee ba xool ndekki te duñ ko doon jox awara mu koy sex man ba tuur ci biiram mooy metti biir bi mais xam nga ñooñu ay xale lañ mais xam nga cas bi libération indi tey kii du xale faiblesse sexuelle am ak ñàkk doylu ñàkk maanu yooyu mooy indi lii xam nga viol bu amee rek benn travail psychologique comme ni ko Fama waxee day daal di am forcé da ci daal di dugg xam nga kii du xale bu ndaw boo xam ne xamul dara sa jëkkëri tanta teg la bët ci biir kër gi ba lay xool ba mën la xeemeem voilà le mot que je cherchais mooy indi lu nu mel loolu day dëkk ci li nga xamante ne si yàlla wax na ko ci alxuraan mooy loo moomul bul laal bul jege waaw soxna xale bi ñaataat la am Asma xale bii nii qui décédé j'ai pas l'âge on n'a pas son âge mais kii du xale war na jëm la au moins 16 17 18 ans yàlla na ko yàlla yërëm waaye di jël exemple rek doguma la soxna Fall des fois tamit ñu jiin ab nit dara fekk nit provoqué na benn affaire loolu tamit lu mat a bàyyi xel la blâmewu ma xale yi quoi qu'il advienne Fama Ba jigéen yàlla pouvoir bi mu ko may tout à fait je suis d'accord jigéen charme la du rëbb muy sooy may ma ñëw Pa Ousmane waaye dama ne contrôle ci loo moomul dafa war a am gis nga bu fekkee nit ki cokkaas na la Fama buggoo bul ci dem boo bëggee na nga ko ñeme ndemal nga wax ak tàntam ne que damaa bëgg takk sa jarbaatu soxna nga ne ci biir kër gi war nga xool beneen bët lu mu la charme parce que am na ñoo xam ne charme naturel la ci ñoom du lu ñuy forcé jekk naturel la ci ñoom du lu ñuy forcé du artificiel du dara bu fekkee da nga am faiblesse nag sexuelle ba xoole ko beneen bët jël bët bi nga xam ne nga waroon xool yow ya xam nga ni ki ko violé moo ko mag fuuf normalement ni ñu waxtaan la rek ñii xeemeem lay doon kon bu ci teguloon gëtam wala mu bàyyi ci xelam wala mu xeex ak bakkanam du yegg si fii Asma ba nga dëgg-dëgg waaw jënd ju sellut jënd ju wérut waaw moo yóbbee nit musiba dëgg la gis nga alxuraan dafa am lu mu wax nit ki boo sellee seytaan ci moom day dox sa diggante ak seytaane dañu dem màkkatal mukarram Babacar Diop maa ngi lay nuyu waaw ba mu ngi màkkatal mukarram bi ñu ñëw ci masjidu Ijaaba Seydou Mohamed dafa daan toog di ñaan yu médi la nekk yàlla ngeen fa dem ñu waxtaan ci rukkunu Yemen rek naar bi xoolum ne ma yow foo jàngi histoire mën na ko Sénégal mu ne déedéet te waa ji borom barke la mu ne dama bëgg invité leen ndax yéen am nga lu ngeen xam yéen Sénégal yi wallahi wa rabbil kaaba ñuy waxtaan bi ñuy dem ne ko mën a Babacar ñu dem ak waa présidence ba ñu demee ba ci àgg mu ne mu wootee ne jabaram soxnaam am na ay gan ay góor lañu dafa leen togg añ bu am solo yàpp ak jën loolu ñu def bu amee gan dañ togg ceeb bu weex teg ci yàpp bu xam ne bi dañ koy saaf ak jën bu ñu saaf ndax xamuñu yéen gan yi lan ba ngeen ci bëgg mais dugg nañ foofu bañ defa ñu taranga ba nañu génnee gis ñu lu bokk nit dégg nañ jigéen yi wax nag waaye gisuñu leen am lu ko waral nit day fegu très bien en tout cas mi ngi noonu di masawu toute sa famille di bokk ak ñoom naqar gi ndax ñun ay jigéen lañu te am nañ ay rakk am nañ ay doom yu jigéen am nañ ay jarbaat di surtout kenn ëppul naqar tante ji nga xamante ni moom la ñu dénkaane woon kenn ëpp ko gàcce jamono ji ndaxte dafa daw waa ji bàyyi ko fa ak ñaari doomam ci yàlla di nuy compter bëgg baay mi ngi teewlu émission bi bu baax a baax di rafetlu li ñu doon waxtaanee ci faydu bi di nuy tamit Baye Adam Beng moom mi nga xamante ni mooy borom 2 gallons yi léegi nga de mi nga wax moom itamit ñoo ngi koy ziar mu bokk ci dayratul awladi Cheikh al Islam bu yaa ndey mu baay kon nag bu Maye Ibra Fall itam maa ngi leen di ziar bu baax a baax ñu dugg nag ci suñu app éphémérite on est aujourd'hui le 20 août 2021 août vient à peine de commencer il touche déjà justement à sa fin, Fama Ba. Alors on retourne sur ce jour-là, les années passées. On commencera par 1900.
60 pour parler du colonel Amadou Fall qui est nommé chef d'état-major général de l'armée sénégalaise, premier patron de l'armée sénégalaise après l'éclatement de la fédération du Mali. Mi ngi noon ci écran bi pour ñi ko xamul Natala ma ngi noon. Il avait été promu au grade de général par la suite, considéré comme l'un des proches du président du conseil et du gouvernement Mamadou Dia. Mu nekkoon itamit l'une des victimes collatérales de la crise politique survenue au sommet de l'État en décembre 1962. Kii mooy colonel Amadou Fall, Soxna Fall. voilà colonel Amadou Fall ni nga ko fàttalee Asma Hadija 1960 nag soo ci dippee rek mooy après l'indépendance boobu Sénégal wax nga ko sànq bi ñu tasee ci li nga xamante ne si moo ñu lëkkale woon ak des pays de la sous-région comme Mali ñu bokkoon ci benn kuréel ci wàllu francophonie lile moo doon jëmbal ni ñi commencé teg ay jéego ngir jëmmal suñu indépendance naam bu fekkee ne sax am na lu bari loo xam ne desoon na matalaguñ ko woon waaye n'empêche que ni defoon nañu ay pas ngir wane ni am nañu indépendance am nañu ay hommes qu'il faut à la place qu'il faut ñoo xam ne mën nañu diriger li nga xamante ne si mooy institution yi nga xamante ne si tegoon nañ ko fi moom mii moo waraloon lu ni mel ñu daal di ko fay teg jëmbal ko mu jiite. mi ngook ñu àddu rek ca 2015 très rapidement pour parler de la Cour suprême qui confirme le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour parler de Karim Meïssa Wade, il est charismatiquement beau, machallah, ça c'est mon commentaire propre sur l'affaire Karim Wade. Bien sûr, l'ancien ministre des infrastructures qui avait été condamné le 23 mars 2015 à une peine de 6 ans d'emprisonnement assortie d'une amende de 138 milliards de francs CFA. Une peine qui aujourd'hui n'a pas totalement été épuisée, mais aussi la CREI qui revient pour dire que c'est un démenti, il n'a absolument rien pris, Sokhna Fall.